Lay Mamadou Makhtar mbokk yeeg xarit yi nuyu nañ leen bu baax a baax del si ngeen ci seen journal waajtaayu appel comme niñ koy defee ayu bés bu nekk ngeen ànd ci ba tey ak Jamalaahi Events Layeen Digital waaye du ñu fàtte ñi nga xamante ni ñooy Nourul Mahdi tey nag suñu ndaw soxna Fatlaye Sarr daf ñu demaloon fi nga xamante ni mooy Ngor ci bërëb bu sell boobu nga xamante ni leeru Seydina Limaamu gi fa la nekkoon am fa ay junniy at ak lu teg jël nañu fa nag ñi nga xamante ni ñooy waa Vision 129 ñu nekk ñu am solo si diine ji di seetal bërëb yu sell yi si noonu la ñuy demee xool élément bi rek. Allahumma salli rasulullah ala Muhammadin sayyidil warabi wal ajab. Allahumma salli rasulullah ala Muhammadin sayyidil warabi wal ajab. waa tey ñu ngi fii Ngor ànd fi ak waa Vision 129 ci préparation appel bi ba tey sëñ bi nuyu nañu. soxna si fay nan la. tur bi nan la. tur bi Libaas Laay Loo la. Libaas Laay Loo ñu bëggoon xam sa taxawaay tey fii lan moo waral présence bi ci nettoyage bi. waa taxawaay bi nekk membre si Vision 129 donc ñu ñoo ngi jóge ba Mbour chaque année dañuy ñëw teewee seetal bi donc dem ñoo ngi woon fee mooy Yoff tey ñoo ngi fii si Ngor pour eggali liggéey bi quoi chaque jour rek. benn bërëb la ñu nekk bu jeexee ñu dem feneen quoi waaw loolu mooy sama présence fii si Ngor fii ak Vision 129. sallu ala xayril anaami Muhammadin li taxaw. soxna si nuyu nañ la. ñoo ngi lay fay la ma. tur bi nan la. yaay njéeme. yaay njéeme ñu bëggoon xam sa taxawaay tey fii ci Ngor ci nettoyage bi lan la woon. waaw bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina seytaan rajim laa xawla wala quwwata illa billahi al-azim ginnaaw bañ sante yàlla julli sang-sang yi Seydina Limam alayhi salaatu wasalaam tey nag sama taxawaay lenn la lu dul def pour ñëw ci nettoyage bi parce que commencé woon neen ko Yoff presque une semaine waa démb la am une semaine tey ñu ñëw fii ci Ngor pour continuer set setal bi des na feneen ak feneen ak feneen incha allah te ñoo ngi ñaan ñëpp ñi ñëw muy sama mbokk jigéen ñi ñëw si préparation parce que defuñu ko leen lu dul sang bi te appel bi moo tax ñu moo waral bis bi daal may ñaan ñëpp ñu mobiliser wu ñëw ngir waajal ak oote bi daal. Ya Rasulullah Allahumma salli Mustafa. waaw ñu ngi ak suñu sang Seydina Laay sang nuyu nañ la. ñu ngi leen di fay soxna Fatlaye. waa sang ñu bëggoon xam tey sa taxawaay ci Vision 129 ban poste nga occupé ak seen travaux yi fan la toll. waaw bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu askan wi ni seetaan yëpp di ñaanal sunu xalifa Seydina Baye Abdoulaye yal na yàlla yàggal ko fi mu ànd ak sutura ak wér ak xéewal. waaye di nuyu umma islam bi yëpp di nuyu axlu laay waaw maa ngi bokk Vision 129 association des petits-fils de Seydina Limamou Laye et fidèle talibé Layène waaye di ci occupé commission stratégie et développement. bon ñu ngi ci wàccaayu appel bi comme d'habitude ñu koy faral di defee depuis 2008 ba tey ñuy mëne ay activités di ko waajale appel bi. lu ci mel ni nettoyage set setal bi ñu toll tey ñoo ngi fii ci xunta ma ca Ngor nga xamante ne fii la lépp a dooree ak leeru Maam Limaamu bi nga xamante ne am na fi junni at noonu la ñu tàmbalee bërëbam bu sell ba di Jàmmalaay Yoff daal di ñëw fii incha allah bu ñu fi jógee dem ca Yoff ci ruelle de Yoff yëpp Tongoor ba Apexi jàpp Nord Foire ñu nettoyé leen bu ñu fa jógee incha allah dem bërëb bale di Cambérène Rawla Issa tëdd fa di taawam njëkkee ko ci doomam ju ñuy wax Maam Dullaay Maxtaar di doomu Seydina Mandione nettoyé këram comme ni ñu koy defee di nettoyé kër xalifa bi ak ay rakam dañuy dem Cambérène après dem si wóoroomu Maam Seydi bu ñu fa jógee daal di ñëwaat Yoff si kër xalifa bi ak ay rakam ñoom Maam Mamadou Amine ak Maam Libaas Maam Alassane Maam Mamadou Maxtaar ñoom ñëpp nettoyé ko comme ni ñu koy baaxoo di def saa su ne rek parce que tey jii ni Vision 129 appelu 2020
toll ci 140e anniversaire dañuy mener ay activités bi ci jiitu comme ni ma ko waxee mooy nettoyage yi set setal yi waaye am na volet social bu ñuy def dimbali képp koo xamante ne nar nga daloo ay gan gën ko ciblé ci ñi nga xamante ne ñoo gën a regroupé wu war a waajal gan yi ñu dem ci ñoom wàccee leen charge jox leen ay ndimbal. bu ñu jógee ci loolu war nañ amal caravane boo xamante ne caravane bi sax mooy jiitu boo xamante ne dañuy dem ci dëkk yi ngir wane ne woote bi ñëw na nit ñi mën a waajal gan yi mën ko bàyyi xel incha allah muy le 25 26 mars bii ñu nekk di ñaan yàlla yóbbuñu ci ak jàmm tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim di ñaan yàlla mi nga xamante ne mooy fekk mooy aar mu muccal ñu ci lépp lu ñuy dégg te dégg doy nu ci waaye fànqal ñu lépp luy lor ak képp ku fi ñëw fi ci jàmm dellu ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu jeexale ko incha allahu rabbi. kon nag yaakaar naa ni sangu wax na lépp muy seen liggéey yéen waa Vision 129 sang ñu ngi lay gërëm di la sant. macha allah ñu ngi gërëm Jàmmalaay Events bu baax a baax sunu collaboration ak ñoom waaye sanuy seex sanuy doomu ndey yal na yàlla ñoŋal leen yal na yàlla aar leen sàmm leen ba fépp fu ngeen bëgg yegg ngeen yegg fa ci jàmm ak salaam yéen ak Vision 129 ba faw incha allahu rabbi. gis ngeen ko noonu mbokk yi mu nekkoon sunu ndaw soxna Fatlay Sarr foofu sa Ngor ñu gën koo xam si xuntu mi jëlal nañu fa intervenant yu am solo muy waa Vision bi boobu ba léegi gis ngeen ni ñoo ngi ànd ak ñoom si waajal appel bi ginnaaw ba ñu jugee jàmmalaay Seydina Limaamu alayhi salaam dañu wàcc ji fi nga xamante ni mooy Ngor xuntu bu am solo boobu noonu lay nañ ko ba mu set lépp di waajal bis boobu waaye xam ngeen ni mbokk yi kenn mënul wax xuntu mi te doo dudd ki nga xamante ni mooy Chérif Abdoulahi ibnu Seydina Maam Alassane Lahi mu nekk taawu bërëb boobu noonu ci ndigalu ay kilifaam moom it yëkkati na kàddu yu am solo jëmale ko ci waajal appel bi dañ koy xool rek te dikkaat. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. njaal benn wax ginnaaw bi ñu génnee ci tàmbali boobu ubbeeku boobu ñu ngi ñaanal sunu xalif sunu baay sunu xarit sunu turandoo Seydina Baye Abdoulahi xalifatul muslimin yàlla na ko fi yàlla bàyyi dolli ko aafiya dolli ko tawféex tëggaat ay cëram bàyyil ñu ko fi lu yàgg ci coobare yi sunu borom ak kàttanam ak ndimbalam ci barke ay baayam ak i maamam barke ay magam yu tedde di nuyu njabootu ahlu beyti rasul gi topp ginnaawam sunu papa Mouhamadou Makhtar ibn Sina mu ñoom jiite leen di leen sargal ñoom ñëpp di wëlbatiku nuyoo bi di ko joyal ci ahlu beyti gi yëpp waaye di ko wàccee it ci ahlulaay gépp di sant yàlla bu baax question bi laaj bi bokk li muy njëkk a tontu mooy barab bi ngeen ñëw ñu di ko wax xuntama ca Ngor loolu dina siiw jamono yi waaye mu ngi njëkkoon a siiw ci turu jullukaayu maam Ibrahim loolu lañ ko daan wax ci jamonoy mag ña ñu dem ba mu yàgg nga dégg ñu naan jullukaay maanaam duñ ci teg Ibrahima dañ ko mel ni kooka dagg waaye booba mu ngay tegtale jullukaayu maam Ibrahim donc li tax nag lu mel noonu boo ko déggee nit ki da nga war a taxaw jullukaay ñu ne waaw jullukaay ku ne xam na lan la waaye kañ ca teg maam Ibrahim di abul anbiyaay wal mursalin nasaraan naakaan patriarche bi ni ki nga xamee ne ci la ñu soxe ko ñu bari ci wàllu bokk giiru yonent yi loolu nag day fekk nga am tuuti gëstuwu la nasaraan naan théologie maanaam gëstu mbiru xeetu li fi wàcc ci jaamu yàlla boo koy seet sax da ngay yaakaar ne dafa amoon leneen luñ doon jëfandikoo lu dul lislaam waaye nag nga door a ñëw nag ci xunt mi buñ nee xunt mi mooy boo déggee xunt rek baatu wolof la dafay tegtale xeer woo xamee ne dafa ubbeeku wala dafa xar wala boog muy xeer woo xamee ne dañ cay mën a dugg di fa nekk muy doon lu yaatu loo xamee ne nit dina fa mën a nekk daal ab diir wala boog dina yaatuwaay boo xamee ne dina mel ni néeg kon xunt yàgg na am na nag yoo xamee ne daan nekk ci kaw yi montagne waa am na yoo xamee ne da ngay dox ba dugg ci waaye bii nag li nga xamee ne mooy ak ràññeekoom mooy xunt la moo xamee ne da nga ciy wàcc maanaam da ngay mel ni kuy dugg ci ab teen
loolu nag da ngay delluwaat ci téere boobu ñu wax bu benn nasaraan bind kum benn jaam yàlla boog bind ko ci kàllaama nasaraan muy le ndeysaan Raymu Lawja le professeur Assane Sylla yal na yàlla yeesal yërmande ak njéggal ci moom mu tudde woon ca biir livre boobu mooy Al Mahdi mu waxoon ci ne ci rapport yi tubaab yi colon yi ñi nga xamee ne ñoo notoon ci jamono daan wax ne quand il descendait du puits de Ngor et qu'il ressortait il redoublait d'intensité de lumière et les fidèles devant lui tombaient en transe donc personne ne pouvait le supporter maanaam di daan jóge ci moom ñu ne ci buñ ko doon firi dañ naan bu daan wàcc ci biir teenu Ngor ba bu génnaatee kenn du ko mën a dékku saaba ya daan dox ci kanamam ku mu janool da ngay daanu nekk ci ay leer yoo xamee ne dootoo xam foo nekk loolu nag tubaab yi nasaraan yi ñoo ko bind ñuy wax ne dina ànd ak kattan wala doole am na daal lu daan jóge ci moom di bawoo ci moom ci jëmmam nga di ko yëg boo xamee ne kenn du ko mën a dékku kon loolu mu ngi lay wan ne xunt mi kon am na lu fa ne waaw kon loolu nag lanu ko leeral dafa am téere bu ñuy wax Bushral Muhibbin bu Cheikh Matar bindoon Cheikh Matar Lo bokkoon ci saaba yi nga xam ne dañu sosoon Seydina Limaamu Laay Mahdi alayhi salaatu wasalaam moomu nag moo nettali ci ay waxam ginnaaw ba nga xamee ne sang bi jox na ko ndigal jaaral ko ci doomam ja taawam ba yonent yàlla Seydina Isaa Ruuhu Laay alayhi salaam ne ko neel Cheikh Matar mu bind samay jeexital te kat boobu ba muy wax loolu moom mi nga xamee ne moo joxe ndigal li génn na àdduna nekkatu fi kon loolu dafay doon lu doy waar loo war a mën a taxaw waaye nag comme loolu du question bi dañuy continuer moom nag moo bind daal ne sang bi daana wax ak ñoom ci jamonoom bi muy dund ak ñoom di leen wax misaalu xunt mi ne leen li ma leen ci wax mooy keroog bi yàlla dogalee ma feeñ ca penku tudda Muhammad ibnu Abdullahi ak Amina man la woon ca penku ca der bu weex ba ma wootee joyal mbiru sama borom ci 20 fukki at ak ñett ba mu jeexee ma génn àdduna ñu rob ma ca Medina denc ma sama bàmmeel guddi ñetteelu fan ba sunu boroom bi nga xamee ne mooy seen boroom sàkk leen yëkkati na ma ànd man sama jëm ak ruuya ànd ak leer ya mu cëppeel ma fan mu ne fii ci xuntu Ngor mi sax naa fi lu ëpp 1000 at guddi gu jot ma fitti doon jëmmi leer wër àdduna ak barabi àdduna kon wax la àdduna ak barabi àdduna kon am na fu muy wër dina wër àdduna gépp waaye dina wër ay barab yan barab la loolu nag sang bi da nga koy gëstu ci pour xam ko nee na balaa fajar ma ñëw fi ni ma doon woon ak leer duggaat fi newaat tekk ci biir xunta mi ba guddeeti gis ngeen ko noonu mbokk yi mu nekkoon Chérif Abdoulahi ibnu Seydina Maam Alassane Lahi moom mi nga xamante ni moo nekk foofu nga xamante ni mooy xund mi mu yëkkati kàddu yu am solo di ñaax rek ñi nga xamante ni ñooy laayeen yëpp suñu waajal appel bi te ànd ci ak fulla ak fayda waaye it yeesal suñu ngëm ci Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam waaye mbokk yi duñu fàtte li nga xamante ni mooy commission scientifique bu diine ji tey doon nañ amal conférence bu mag ànd ci ak le mouvement des imams et des oulémas de Yoff ak le regroupement des laayeen de Yoff foofu ci Yoff Mbelelaan noonu la ñuy demee rek xool élément bi it te dikkaat. mel ni thème bi nga xam ne moom la ñu wax rek muy thème bu am solo ndax bu ñu ne le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme moom man ko formuler naneen muy le soufisme et l'extrémisme wala le soufisme face à l'extrémisme parce que ñun Sénégal dafa am loo xam ne moom la ñu yàlla may muy ñi nga xam ne mooy borom ñi nga xam ne ñoo woote bu mel ni Cheikh El Hadj Malick jëmale si yàlla bu mel ni Serigne Touba waaye bu mel ni Seydina Limamou te li nga xam ne dafa woote tey dafa symboliser lépp loo xam ne dafa tey dafay résumer thème mu tey. imaam yi seen kàddu moo di kàddu di yokk parce que ci diine ji la ñuy wax ñoo di représenté da mu doon def aada yëpp dama dégg ñun yëpp daf koy julli nañu yow nii bu ñu amaan yi ba léegi
suñu fi buntu kër boo xamante ne cosaan bi yoon la bu nekk jullit te di santaat rek xale yi mouvement bi ñu ngi tax ba xam ne noonu li nga xam ne ñun ñëpp a ñu ko ñoo ko bokk ku ñu ko yoral jàmm dëgg ñu ne war gërëm di leen sant te lépp loo gis ngir yàlla loolu yàlla moom lépp am na solo boo waxee ñu ko teg donc ñu ngi ñaan njaboot ak bàyyi laaj njaboot ak bàyyi laaj mooy yokk yëpp ak yëpp tarixa ba fi daje ci njaboot bi la bokk ñu leen gërëm di leen sant di leen ñaan yàlla lépp lu ñu ñaan yàlla mooy waaye bëgg jàmm ak tolérance moo taxoon mu def ba mu demee ba pare si ñi Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da ko ne dindi ko te def ni Muhammad ibn Abdallah ndax ku gëmul sa yàlla du gëm ne yaa ko yóbbu mu nangu te yéen gisuma lu ko gënaloon nga bañ a nangu ne moo la yàlla yóbbu mais dafa nangu dindi loolu ngir am jàmm defe naa loolu rek dafa doy leçon loolu la bàyyi laay indi wax bàyyi laay ñëpp ku dul Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te ñun ñëpp mën nañ ci jóg loolu nag moom la ko yàlla tërale moom la ko yàlla baaxee nañ ko nangu rek man souvent dañ koy wax sax ñun naan man ñi jéem ci man loolaa lay wax bul tooñ kenn bu la tooñ boo ko mënee baal nga baal te lu yàlla dogal na ko nag dem mu ndogalu yàlla dafa am solo te bu ñu nangoo ndogalu bàyyi rek dañu ndogalu yàlla ci bàyyi rek lépp mën naa baax ndax lépp baax la ba pare kon ñi ngi sant bu baax di gërëm di ñaan moom dëgg yàlla lii bu déwénee mu gën a yaatu daal gën a seet gën a fum te ñun ñëpp nag ñu moom ko parce que ñun ñoo ko moom ndax ku ñu laajee ni man nga ne fii bàyyi laay ñoo bokk nangam te loolu sakk bàyyi laay sama maam la wala maam sama doy sama lii la wala maam alsan sama nangam la loolu rek dafa doy ndax bu ñëpp bëgg a bokkal soo bokkee moom neex na ba pare kon appel bi yàlla nañu yàlla yóbbu jàmm ngir yàlla ñu appel ko ak jàmm dañu jaari ko nag yéen ñaan ci bis bi ci woote bi ndax ñiy extrémistes yi coow yi wàññi ndax Sénégal lu mu mënta day taw gis nga bëri leen ñuy wax corona suñu taxaa ne ñu ne corona du baax corona bi ba pare ne corona du baax suñu ñaanee dinañ appel fii ne corona du fi am dinañ appel bu mu neex naan laa ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah loolu dañu ci corona dañu ci sida dañu ci Ebola dañu ci dara nit ñi am ko ci loolu nekk yàlla ñaala defal jàmm kon taw bi ak mucc ak teewul ak yokk fii ak ko ñu jëm barke borom Tuuba bi hurmati la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. mu nekkoon commission scientifique bu diine ji foofu ca Yoff Mbelelaan gis ngeen ko noonu mu nekkoon conférence bu am solo ñi nga xamante ni ñooy kilifay diine yi teewoon nañ fa waaye ñi nga xamante ni it ñooy kilifay aada yi teewoon nañ fa suñu mbokki yeneen tarixa yi yëpp teewoon nañ ci conférence boobu yëkkati nañu it ay kaddu yu am solo jëmale ko ci waajal appel bi waaye def nañ benn panel bu am solo ci thème mu appel bi muy le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme maanaam njariñu yar ci xeex ëppal gi ci réew mi ëppal nag ci diine ak ci lépp lu mu mën a doon ndax tubaab bi nee na tout excès est nuisible waaye mbokk yi ñu leen di fàttali tamit li nga xamante ni mooy panel bi ñu war a amal foofu sa Cambérène le 15 incha allah si teewaayu général ak magam Seydina Laay kon naka ñëpp waaj incha allah naka noonu mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen tey si seen journal waajtaayu appel di ñaanal na ki nga xamante ni dafa dambe ñaali reer ndax Maadiyullaahi mooy maamam waaye Ibnul Mariama mooy baayam moom l'homme au sourire splendide Seydina Baye Abdoulaye Thiaw yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di leen ñaanal nag yéen mbokkum jullit ñi appeluk jàmm